jaageen jëf ci ànd ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li fi ci xabaar yi bokk na ca ni lu jëm ci nganuk njiitum réewum Sénégal président Macky Sall juróomi fan suñu diggante ak màggal gi ma nga ci Touba jamono ji tembe xalif baa ngi koy dalal ànd ak délégation gouvernementale bi daañu ci ñëw ci biir xabaar yi na mu gën a yaatoo lañ ci xibaar bu ñu jukki dana ca bokk lu jëm ci amical bi ëmb élèves ak étudiants yi école supérieure d'économie appliquée nañu ñoom jamono ji tembe seen suuf sooti daal bu nu ko caxatee bu nu ko jaay kenn tam waxu kenn dagg lu ni mel moo tax seen kàddu jib dañu leen dégg ci biir xabaar yi doon ca bokk itam ndox mi nangu ay kër ci route de Boune ay néegi seen borom génn ak ay kër ndaka noonu askan wa jaaxle di daal anam nga ay nit di ñàkk seen bakkan ëpp ndax courant ba ngi leen di maas lii moo tax ñu jot na nguur daal leen di wol na mu gën a gaaw dañ ci ànd ak reportage yu bu daal njaaj daañu jeexale article de la semaine ànd ci ak El Hadji Malick Cissé ma ngay ñëwaat ji génn ko àdduna ak imam Alioune Badara Ndao ci fàttali atte bu rëy amoon na di procès historique noonu kon la ko su naatangoo yoom rek média seen daal di béccee ci la El Hadji Malick di xuus bu nu àggee ci njob ak tanu xabaar lii moo fees nis kis faram-fàcce gi gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ca Touba juróomi fan suñu digganteeg màggal Touba édition 2022 gi ñu ngi ko jàpp kon fukki fan ak juróom ci weer wi di septembre lu di mel tax na njiitum réewum Sénégal président Macky Sall kon ma nga fa jamono ji temb ca Touba ànd ak délégation bokk na ca Mahmoud Saleh waaye itam ministre Mor Ngom ministre Dame Diop ak ñeneen ci ay kàngam yu ko jege waaye itam waa région de Diourbel lu ni mel kon tax na ba ci kanamu Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr porte-parole waaye itam Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam tey mooy xalifa Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci boppam kon jamono ji kon ma ngay dalloo njiitum réewum Sénégal président Macky Sall la ko fay xaar nag bari na ci fexe ba programme d'urgence yeeg wàllum assainissement fee ca Touba ndax jamono ji ñuy nekk ci wàccaay màggal gi dëkk bi tàmbalee fees bari na ay barab yoo xam te ne bi ndox ma nangu na ko loolu lépp dana bokk ci waxtaan yi jombul ak kilifa gi digganteem ak Serigne Mouhamadou Mountakha Bachir dañ toppaan incha allah wàllu guddi mel suñu correspondant Gora Ndak Lo ma ci daanu Touba la leen soxal Touba màggal geek wàccaay bi tam tax na ba ñi yor wàllum kaaraange gi jàpp ni bépp matukaay jël nañ ko ñoom waa gendarmerie ba ca gox ba jëmtukaay yi bokk na ci ni lépp luy xeetu plan ci wàllum circulation dugg beeg génn ak oto yi anam nga ni dawee ci biir Touba ngir bañ a am yenn embouteillage yi nekk na ci waxtaan goog seq na ko moom capitaine Moustapha Wade kàddoom jépp ak la mu dénk Gora Ndak Lo wàccalu màggal gi gendarmerie dina wane yoon yi nga xam ni moom la taalibe yi di jël pour yegsi ci bërëb bu sell bi Touba loolu nag dañ koy def méngoog dogal bi préfet bu Mbacké bi jël pour ñi nga xamante ni ñooy jógee Dakar jaar Thiès Diourbel ñoom bu leen neexee mën nanoo jël route nationale bi bu leen neexee tamit mën nanoo jël autoroute de l'avenir bi ak autoroute Ila Touba bi pour ñi nga xamante ni ñooy jógee ay Saint-Louis Louga di jaar Kébémer ñoom dañuy jël route départementale numéro 30 bi nga xam ni mooy jaar Carrefour Ndoyeen bi jaar Daaru Musi ñëw Touba taalibe yi nga xamante ni ñooy jógee côté Matam Linguère ñooñu tamit prolongement route nationale numéro 3 bi moom na ñuy jël bi nga xam ni mooy jaar Sagata Jolof Ndindi doog a yegg si Touba. mu ngi noonu plan de circulation la maanaam dugg beeg génn ci biir Touba ngir kon ku ci ne xam fa nga war a mën a jaar wattandi ko ba du am tàncaloo ci kaw tali bi daañu toppaan incha allah wàllu guddi mel te nu mu gën a yaatoo xabaar yi wéy ci lu soxal ba neen mbirum diine jàpp leen kenn ngi ni kook moom kilifa ci wàllum diine la daal di wooteem nee na Cheikh Omar Foutiyou Tall moo ko daal di feeñu wan ko lu bari ci ay mbóot ma nga woon ca dëkk bi ñu wooyee suun séeréer kooke mooy kan ak la mu wane ci ay mbóot ñu ànd ci ak Muntaga Kan place bi nekk ci suun séeréer place bu yéeme la garab yi xeer yi ak teen boo xamante kenn mën a gu cee jot muy ay mbir yu yéeme yoo xamante ni ñu ngi fees dell ak kéemtaan ak i secret yu rëy secret yooyee nag ki nga xamante ni moo di Cheikh Oumar Sow nee na moo jagoo secret yi le ba tax mu ne lépp lu mu def rek Cheikh Oumar Foutiyou Tall moo ko dee. Cheikh Oumar Foutiyou moom mooy feeñu di ma wax li may wax lii nag lu bàyyi ko ci yàlla la parce que mbindeefi yàlla yi kenn ku nekk la yàlla jagleel
moom mi ngi jàngee ci kër Thierno Mountaga ca Louga ci Thierno Bachir Tall waaw Thierno Bachir moo ko jàngal fa la nekkoon fa la yaroo fa la màggee. ci bërëb bi li ngay jëkk a daj te mu yéeme lool mooy ñeenti garab yoo xamante ni yu doy waar lañ. garab yi ni mu taxawee mu wàcc jëm ci teen ba ndax garab yi fi mu jubale su mu sëgg jubale foofu teen a fa nekk teen bu doy waar ndax teen bi keroog ba ñu déparé pour duppi teen bi keroog ñun juróom-ñaari nit lañ Cheikh Omarul Fouti moo ko woon barab bi moo ko woon teen bi. li gën a yéeme mooy ñaari garab yi jëkk seeni reen benn la. bi nga ñaari garab yi ngay gis ñu nga xamante ne si ñoo nekk ci urmbal bi benn reen bi ñoo ko bokk mu mel ne minbar benn reen bi rek la julleekaayu góor gi la woon. ci wàlla am ay xeer yoo xamante ni ñu ngi ci gis ay rëdd yu yéeme yoo xamante ni sëñ bi rek moo xam lu muy doon. Il y a des pierres à côté. ci wàll bële ay xeer ñoo fa ne ay xeer yoo xamante ni ay mandarga yu yéeme ñoo fa am ku ko xool xam ne kenn defu ko fa ndax kat kenn amul jot di toog di gas ci rëdd ci ay xeer. Cheikh Oumar Sow nitu yàlla la boo xamante ni nit ñaa ngi riiru utali ko ñii di sàkku ay ñaan ngir yokk ñeneen di sàkku ay ñaan ngir seen wér gu yaram waaye ñëpp mànkoo nañu ne moom Cheikh Oumar Sow ni muy doxale wuute na ak sëriñ su bari. xabaar yi wéy ñu xuus dugg ci lu soxal askan wi ak nekkin wa ca diwaanu route de Boune foofee nit ñu ñàkk seen bakkan ndax ndoxu taw yi courant mu la di maasin ndaka noonu lii moo tax ñu nag dañoo jaaxle tonk jaaxle seen ëllëg lënt la ñuy nag jot na ndimbal am na gën a gaay bokk na ca fexe am mbirum assainissement lii mooy seeni ko sàkku teev reportage bu ñuy xuus ci ànd ak Budal Ndiaye ci ak Cheikh Maguette Gueye. ginnaaw Fatou Noa Diatta ak cousin am bi famille am ñu ngi ba léegi ci tiis Cheikh Omar Sambou nijaayu ñaari victimes yi mu ngi ñëwaat ci accident bi nu mu demee. C'est-à-dire comme vous avez constaté le quartier est inondé quartier bi dafa am ndox ñoom seen néeg fu ñuy fanaan yëpp dafa am ndox léegi ñu dem lijjante benn machine baa ngi ne lee comme gis ngeen ko pour ngàcc ndox mi. léegi fu ñu nekk di branché kii bi pour machine bi bu ñu évacuer ndox mi foofu la courant bi laal leen ñoom ñaari yëpp ñu daanu fii kii daanu fii si biti keneen ki daanu si biir. ce matin l'étudiant bi may wax sama jarbaat la ñëwoon na sama kër nuyu ñu mu ne ma ngi régler benn machine la pour ñu wàññi ndox mi puisque kër gi dafa inondé après mu continuer pour régler kii bi machine bi. 30 minutes après mon petit frère romb ma di daw mu ne ma am na ay xale ñu courant bi maas fële si yoon bi pour moi je n'ai même pas pensé à ces gens-là après ma topp leen ñu ne ma non du foofu sa kër mbokk yi la si la jàddee ñëw fekk leen fii y avait presque personne dans la maison ñoom rek ñoo fi nekkoon tous les deux étaient presque innocents. léegi moom ay at ñoom ñu dëkkee fii ci quartier bi lay nekkee ci commune bu Kër Massar ñu ngi dund ay jafe-jafe saa su nawet bi ñëwee. ça moom hier seulement tout le monde déplorait ce fait notre mosquée personne n'est pris là-bas la mosquée est inondée. démb rek ñëpp loolu lañ doon ñaawlu mooy inondation yi nu muy def fii ci suñu koñ bi suñu jumaa ji kenn du fa julli. woo nañ fi sax président conseil départemental bi pour mu ñëw gis situation bi fii nit ñi ci biir néeg yu am ndox la ñuy nelaw waaye amuñu benn soutien chaque année même situation bi la ñuy dund amul dara lu ci changé te kenn ñëwul jàppale ñu. Dès qu'il a des tuyaux, on évacue l'eau ou bien le pavage. C'est facile à faire s'il y a une négligence de la part de l'État. ginnaaw faatu ñaari xale yooyu te courant bi def ko ñoom ñu dëkkee fii ci Yëmbal Tali Boune ñu ngi ñaan ñu assainiral leen seen quartier bi la. jaajëf Budal Ndiaye ñeneen a ngi nii itam ñoo xam ñoom itam seen i kër ma ngay tëmb ndax ndox ma moo ko daal di nangu lu ni mel moo tax ña ngay yuux wala ñoom itam nabba di ci suuf ndox ma day yéegaat ci kaw di fekki nekkinu askan wi mu jafe lool lu ni mel ma nga feeñ ca Hann Mariste ak la ko wër moo tax it nee ñu fi ñu toll ñu ngi tonk tumburanke jaaxle lool seen kàddu jib na ci fan toll ci jaaxle ndax ñoom seen ëllëg moo leen lënt ñu xuus ak gëstu bu ñuy ànd Seydina Alioune Sow. quartier Hann Mariste 1 ndoxu taw bi bëri fi lool daanaka akub dég lay ndurool pour nga jàll faaw rek nga daldi xuus
ci biir ab ndaw nekk fa di góorgóorlu ci moto pompe bi ngir rek mën a évacuer ndox mi. fii ñu ngi fi dajeek Lamine Souane moom mi ñëwoon di fi amal akub liggéey waaye mujjul antu. intérieur kër gi day inondé boo xoolee kër gi mooy kër gi nekk ci angle bi ndox mi day dem ba dugg on a fait des relevé nañ kër gi à peu près 1 mètre 20 mais ndox mi bu pompe ONAS bi marché wul ndox mi dugg ci biir kër gi donc dañuy obligé utiliser pompe bi à l'intérieur de la maison. ci beneen wàll wa ñu fekk fa ab famille buy génne ndox mi. ci biir nappe bi moo yéeg waral kër gi yëpp fees dell kiy ndox ñoom ñi ànd ak njàkkare gannaaw ba nga xamee ni waa ANACIM fësal nañ ni week-end wi taw mi dina bëri lool. tiit ak jaaxle parce que buñ nee week-end bi yëpp day taw te tey la vendredi ak fii nu mel nii da ngay waaru quoi waaw dañ soxla dimbali bi trop sax waaw xam nga mbiru yàlla moom kenn mënul xëccoog moom et tout mais. jàppale bi tamit am na solo waaw bu tawee ba pare xam nga bu mënee am ay oto comme niñ koy gisee ci yeneen ko ñuy ñëw jàppale ñu ay pompe ñi yeewoo Hann Maristes 1 di fësal ni seen jumtukaayu bopp la ñuy demee ngir rek mën a évacuer ndox mi gannaaw ba nga xamee ni nag xibaar bi jib na ci ne week-end bi taw yi dina bëri lool ñoom ñi lépp ci loxoy yàlla lañ ko teg. fi mu ne actuellement ndox yaa ngi fees dell ci kër yi mbedd maa ngi am ndox. on a un dispositif d'évacuation ndox boo xam ne moo koy évacuer ci lac bi fii mais ça ne suffit pas loolu moom ñu ngi koy xaar bàyyi yëpp ci loxo suñu borom waaw parce que yàlla rek moo ci mën dara parce que bu dee ne suñ moyen la ñun ci suñ bopp duñ ci mën dara te amuñu benn moyen bu ñu état bi apporter du mairie bi du fen ñi dëkk Hann Maristes 1 di dund jafe-jafe yu met ci nawet bii ndox mu bëri bay dugg ci kër yi ak napp buy yéeg nekk lu leen sonal lool waral ñu dëkkee ngàcc ak xuus ànd nañu ak njàkkare bu rëy gannaaw ba waa ANACIM fësalee seen prévision yu mujj yi. jaajëf Seydina Alioune Sow xabaar yi wéy li tamit jafe-jafe la bu am ci askan wi moo tax ma nga ca école bi ñu duppee école supérieure d'économie appliquée ñoom itam seen suuf ne ñu du nangu ñu koy dagg di ko jaay kenn seen bàkkan lañ ci gàll moo tax bànqaas bi ëmb ñi nga xam mooy kon amicalu étudiants yi ak stagiaires yi ñu ci barab bu ni mel nii kon faaw seen kàddu jib ba nguur gi dégg leen dellu ginnaaw ci njaayum suuf ma nga xam moo tàmbali jib kenn ci ñoom ñoo ko duppee Mouhamadou Moustapha Sy lam ca dénk ITV. amicale des élèves et étudiants stagiaires de l'établissement dañoo taxaw pour fas yéene jàmmarloo ak ñi nga xamante ne ñooy dëgmal wàññiwaat li nga xamante ne mooy suufu ENEA niñ ko xamee noonu mooy que ni ENEA mu ngi tolloon ci fukki hectares jamono ji ñuy wax ak yéen mu ngi toll ci juróomi hectares kon ñuy xamal opinion publique bi que ni nekkul tey la lii commencé donc ñun li nga xamante ne moom lañ dëgmal mooy que ni ENEA kenn du fi jëlee lu toll ni talafatal ay ni ci suufu établissement bi bu weesoo loolu démb déglu nañ ki nga xamante ne mooy Mame Boye Diao muy wax benn projet de délocalisation maanaam jële fi ENEA fi nga xamante ne moom la nekk nii tey pour yóbbu ko fi nga xamante ne mooy Diamniadio ñu ne loolu du kenn koo xamante ne mu ngi ci biir école bi yëg na mbir moomu noonu ñu koy ñaawlu di wax ka ni loolu ñàkk a jox gëdd ak ñàkk a jox yelleefu étudiants yi la ak ñi nga xamante ne ñooy liggéeyee biir ENEA muy corps administratif bi njàngalekat yeeg ñi nga xamante ne ñoo fiy liggéey ci loolu ñu ne ñun taxaw nañ temm que ni projet xalaatuñu ñu fiy jëlee ENEA di ko yóbbu feneen ci loolu tamit xalaatuñu jël benn pàcc ci ENEA ne dañ koy jox fenn. xabaar yi wéy lii mi ngi soxal mbirum dundu askan ñoom itam daanaka njëg ni muy yokkoo taw taxaw saa fu ne nag consommateur yi dund nañ baaraam borom boutique yi ñoom it ñu am kuréel gu leen boole seen bopp ni na nguur gi xoolaat la duppee ni muy tënkee wàllum prix la duppee contrôle waaye tamit ñu ni ñoom bu leen kenn jiñ ne njëg gi ñoo ko yokkal seen bopp déedéet xanaa kay fan koy jëlee fa la yokkoo moo tax mbir mi àgg fi tey ndaje mañ ci wootoo ñu xuus ànd ci ak gëstu soxna Khady Diandat Diouf.
waa Union nationale des boutiquiers du Sénégal fësal seen naxar la ñuy nakarlu nag bokk na ci lañ leen jiñ ne ñooy yokkal seen bopp li nga xam ne moo di njëgu marchandise yi jaay yile tuuma nag ñii di waa UNBS setal si seen bopp. feneen la yoxowul fi bu dee diggante producteur bi ak détaillant bi dafa am ku ci yoox mais na état situé responsabilité bi. c'est le minimum ndax ñun détaillant mënuñu ne diw mooy yokk wala problème bi lii moo ko indi mais dañuy constater problème bi xam ne problème am na problème bi lii problème la te tey ñu ngi nii wax leen ko lu leer nañ xamal peuple bi xamal population bi yi fi xew fu mu toll nii détaillant bi amu ci benn part de responsabilité kenn gënu ko ci doon victime ndax yi gën a bëri ci produit yi nga xamante ne ko doon jaay tey marge bu mu ci amoon as tuut ñu ngi koy wàññi saa su ne te terewul ay charge mu ngi gën a bëri. naka noonee ñoom ñi fàttewuñ benn yoon andi ay leeral ci li nga xam ne moo andi yokkute dund bi. dañoo war a xool chaîne bi ci kaw ba ci suuf fan la problème bi nekk au fond chaque fois dañuy wax ñun produit yi ñu doon jënd am na ci yoo xamante dañoo yokk plus de 50% am na yoo xamante dañoo yokk plus de 70% kon mënatuñu jaay li ñu doon jaay avant prix bi faw mu changer c'est obligatoire. Est-ce que dafa dépendre suñu volonté? Non, dépendre suñu volonté, mais situation moo ñu ko teg situation mondiale moo ñu ko teg amuñ ci benn choix. tey fu mu toll nii ku gis xam ne tey boutique bokk na ci yi ñu koy jamee mooy beurre exemple carton mu ngi doon jar 20 800 tey ñaata lay jar fu mu toll nii mu ngi jar 28 000. kon xam nañ ne yokkute bu bari am na ci. dund wi yokk ñuy faral di joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoo di boutiquier yi ñoom ñi le taxaw temb rek daal di faxasile tuuma ci seeni der tey ñaan li nga xam ne moo di état bi mu xoolaat contrôle prix yi. fekkee dafa am ku ko yokk ci diggante usine bi ak détaillant bi dinañ ko xam mais malheureusement suñu état dafa impuissant wala dafa bañ. contrôler chaîne bi wala réguler chaîne bi nga xamante ne ñoom moom mooy chaîne de distribution bi saa su nekk détaillant bi la ñuy wàcceel ay nit yoo xamante ne saa su ne dañuy ñëw ci boutique yi bu ñu ñëwee ci boutique li ñuy def dañuy ñëw di contrôler bu ñu contrôler loo xamante ne leer nañu lii kenn mënu ci am lu leer saa su ne faay lay indi léegi nag chaque fois dafay créer benn vide boo xamante ne ñun dañ koy gis tey at bi mu commencé ba léegi am na plus de 21 000 visites yoo xamante ne dugg nañ ci boutique ya te bu ñu duggee saa su ne nañuy def dañuy def amende boutiquier bi parce que dañ koy accuser dafa jaay lu cher fekk xam nañ ne moom jaay lu cher ndax lan ndax situation bi nga xamante ne daf ci toll. Union nationale des boutiquiers du Sénégal fas yéene xar tànk tubéyam xeex li nga xam ne moo di yokkute njëgu dund wi. soxna Khady Yanda Diouf jaajëf xabaar yi wooyu lii mi ngi soxal lu jëm ci nekkinu askan wi itam fexe ba lépp lu jëm ci wàllum bëgg-bëgg njiitum réew mi ci 100 000 logements yi mu bëgg a taxaw ci Sénégal gii mooy lu di mel daal di mën a sotti am na benn bataaxalu déggoo boo xam am na itam ayoo ko ci li nga xam ne rek moo di FONGIP ak administrateur ba nga xam moo ko ŋànk di soxna Thérèse Faye Diouf am na lu mu teg ci taabal ni ay koppar waaye itam diaspora bi am nañ ci wàll loolu lépp dañ koo dagg ay pàcc ku ne lañ ci war a am ci dëkkuwaay moom ci boppam ba mu noppee sax kàddoom jot naa jib moom soxna Thérèse Faye Diouf la mu dénk soxna Aïssatou Kane. dañu signé convention d'abord ak PAMECAS pour sénégalais de l'extérieur yi nga xamante ne dañ leen a tànn mu toll ci 270 presque mu am beneen lot de 1000 logements boo xamante ne ñu ngi koy xaar loolu nag ñu ànd ci ak lëkkaloo ak PAMECAS du Sénégal ci biir convention boobu ñu waxtaan taux d'intérêt bi mu yomb torop 5%. mais aussi ñu waxtaan ci effort yi nga xamante ne tamit def nañ ko ñaari parties pour que sénégalais yooyu mën a am logement mais mun ko am ci coût boo xamante ne day yomb c'est-à-dire 12 millions. bu ñu paree ci loolu signé nañu beneen convention ak Locafrique boo xam ne day concerner la commercialisation des logements yu S2I tabax ca Bambilor yooyu nag du sénégalais de la diaspora mais bépp sénégalais boo xamante ne mu ngi fi ci biir réew mi soit nga nekk revenu moyen wala nga nekk revenu régulier wala irrégulier wala nga nekk ci coopérative d'habitat bu ci nekk daal guichet bu ci nekk am na nuñ ko tegee pour am ay critères yoo xamante ne ak façon boo xam ne noonu la ñuy liggéeyee pour nit ñi gis seen bopp ci politique boobu nga xam ne moom la président de la république teg muy lan bëgg nañ sénégalais yi am logement.
muy kàddu ko Thérèse Faye Diouf yëgg nañ ci pàcc bi ñu jagleel article de la semaine di ci ànd ak El Hadji Malick Cissé ñëwaat na ci lu soxal mbirum génn àdduna ak imam Alioune Badara Ndao mi génn àdduna bu yàggul juróomi fan septembre mi waaye itam fàttaliwaat atte bu fi amoon ci tuuma yu ngaloon ci am ndoddam ci def na ko doon mbaa di ko doon jéem na si biir Sénégal lu ni mel ak sun li nga xam naatangoo yu groupe emedia.sn ñoom itam seen kàddu daal di ne jib jëm ci benn article bu xóot bu nu gëstu ba teg ko ñu xuus ànd ak El Hadji Malick Cissé. mu wàcc liggéey altine bi ñu génn imam Alioune Ndao si fàttali ñu ngi ko doon atte ca chambre criminelle li ne mel am atum 2018 ñu ko doon toppee lépp lu jëm ci wàllum acte bi nga xamante ni dafa soxal terrorisme association de malfaiteurs ak lépp li nga xamante ni dafa jaxasoo ak entreprise terroriste site bii di emedia.sn di ñëwaat si lu yaa jëm ci procès historique bi nga xamante ni kenn du ko fàtte. li taxoon nag ginnaaw bi ñu yëgee ne kii di imam Alioune Ndao dafa génn àdduna ñu ñëwaat ci procès bi ndax procès bi da di loo xam ne daf ñu marqué dans la mesure où c'était mën nañu wax lu njëkk la ci Sénégal ñuy wax wàllum terrorisme ñu jàpp ci kilifa gu toll ni imam Ndao yóbbu ko chambre criminelle ñu jugé ko moom ak ñeneen accusé yu bëri moo taxoon ñu jàpp ne que c'est une affaire boo xam ne c'est historique ndax mosuñu ko gis auparavant ci fii ci Sénégal. boobu le procès bëre woon ay rebondissement ñu tuumaal dañu leen waroon jugé waat altine ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février at bi ñu nekk ca palais de justice bu Dakar ndax avocat wu défense bi dañu sàkk woon ñu renvoyé ko ba fanweeri fan ci weeru mai yoole robe noire ni dañu waroon saytuwaat bu baax a baax lépp lu jëm ci wàllum dossier. procès bi bëri woon na nag ay rebondissement ndax fee yi ñu doon wax ak après bi ñu demee ba ci biir waxtaan yi ñu gis yeneen fee yu bees am na ñoo xam ne sax dañoo dem ba li ñu leen doon toppee finalement dañ leen bàyyi am ñoo xam ne tamit dañ leen def sursis ba fi ñuy wax ak yow nii am na ñi nga ay accusés yoo xam ne ñoom ñi ngi kaso génnaguñu ci procès boobu. procès imam Ndao kenn du ko fàtte ci taarixu yoon fii ci Sénégal. procès bi nag dañ ko suivre première fois bi ñu ko andee tribunal ba mu commencé dem chambre d'appel waaye nag liñ ci gën a marqué mooy procès bi nit ñi nuñ ko jëlee woon ndax da nga daan gis ñu jóge ay Kaolack gis ñu xam ne dañ daan jóge yeneen région ñëw juste pour assister boobu procès boo leen laajee ñi ne ñoom leer na leen ne kii di imam Ndao moom loxoom laaleewul ci lu jëm ci wàllum terrorisme lépp lu ko soxaloon mooy jàngale loo xam ne moom la fi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di digle ak li nga xam ne moom moo nekk ci téere alxuraan. jaajëf El Hadji Malick Cissé jaajëf Cheikh Moussa Sarr ci gëstu bu ni mel jëm ci dellusiwaat ci jaar-jaaru imam Ndao ca ëttu attekaay baag la ca aju delluwaat di ko ñaanal suñu borom xale ko àjjana sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñun tëj xabaaru maraxim bu leen tuxal seenum saytaan dana amat xabaar incha allah 19h45 ci français ak soxna Awa Diop Sène ba ci kanam jaa ngeen jëf